asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne yéen ñu ngi suivre si seen YouTube ASC Gouy Gui tey ñu ngi fii nga xamante ne mooy ETT di waajal final bi nga xamante ne mooy am le 29 fële ci terrain Poste-Pran tey ñu ngi ñëw xool waa ETT naka la ñuy waajalee final boobu si biir loolu fekk nañ fi ay ña nga xamante ne ñoo di seen i représentant incha allahu dinañ waxtaan ak ñoom ci waxtaan bu njëkk bi fekk nañ fii ki nga xamante ne moo nekkoon le capitaine emblématique ñu gën koo xam ci Père Henri keneen ki mooy Arona ñu gën koo xam ci Rone fekk nañ fi tamit le capitaine de ETT donc sans plus tarder dañ leen di jox ñoom tamit ñu dalal ñu ñi nga xamante ne ku ci nekk ñu jox la rek nga nuyoo bu ko defee ñu tàmbali li nga xamante ne mooy jataay bi kon ñu jox suñu papa Henri mu nuyoo ak mbooloo. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu assistance bi di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di gërëm groupe YouTube Gouy Gui ñoom ñu ñu seet si tey di décerner mention spéciale aux organisateurs du tournoi sincèrement lii c'est une grande première kontaan nañ ci trop ñu ngi leen di dalal jàmm di leen wax ni nag ñu ngi préparer suñu final nu mu gën a rafete di xaar daaf ñu dugg ci question yi. Inch'Allah waaw kooku lañ doon déglu moom mi nga xam ne mooy Henri nga xamante ne 96 moo nekkoon capitaine ASC bi ginnaaw bi ñu jëlee suñu équipe donc ñu jox tamit keneen ka nga xamante ne ñoom ñaar yaakaar naa bokkoon nañ génération muy suñu tonton nga xamante ne mooy Rone. di leen ziar yéen ñëpp di kontaan aussi ci seet bi ngeen ñu seet si quoi vraiment di ñaan yàlla li ngeen fi ñëw def si yàlla rafetal lépp daal bon ñuy ñaanal aussi suñu jeune frère yi nga xamante ni ñoo bokk ci compétition yi ba tax ngeen déplacé wu ñëw seet si ñu tey quoi di leen ñaanal aussi dimanche yàlla defal leen ndam bu sedd guy daal ba coupe bi ñëwaat fii si koñ bi quoi bon ñu leen di nuyu di leen ziar bon di leen gërëm di xaar ñu passé si question yi quoi incha allah. li nga xamante ne mooy ETT ñu gën ko xam si Mouhamed Diop kon ñu jox Mouhamed Diop kàddu gi mu tamit mu nuyu. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant c'est Mouhamed Diop plus connu sur le nom de Medza di nuyu di dalal waa site internet bu l'ASC Gouy Gui di nuyu sama papa yi fi nekk ak samay référence di nuyu suñuy joueurs yi nekk suñuy ginnaaw tamit bu l'ASC ETT bi c'est moi Mouhamed nag di leen représenté wu daal bu baax le capitaine de l'ASC ETT di leen dalal di xaar seen question tamit. waaw jërëjëf Mouhamed Diop bi ñu paree ci Mouhamed Diop nga xamante ne moom mooy capitaine u ETT dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne mooy Serif nekk tamit représentant ki nga xamante ne mooy sélection ETT bi kon Serif kàddu gaa ngi yow. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di féliciter waa organisation tournoi bi ASC Gouy Gui di encourager sama waa koñ sama équipe di encourager booy bu baax incha allah rabbi bon ñu leen dégg nag ci question yi après ñu ñëwee rek ñu tooñ mais ñu daaf nag mu ñu tooñ ka ne fii dafa sedd dafa calme quoi mais suñu final incha allah ñu ngi koy préparé bu baax a baax a baax parce que gars yi pare nañu baax peut-être xam naa tamit affaire yi moo ñu bett ak ni mu demee mën a préparation bi demeewul noonu mais incha allah dimanche di ngeen gis lu rafet daal lu rëy ci terrain bi incha allah merci. jërëjëf Serif ginnaaw bi ñu dégloo Serif nga xamante ne moom moo nekkoon représentant sélection bi fi nga xamante ne mooy tournoi bi kon dañuy jox mag ba nga xamante ne moo ànd ak ñoom depuis bi tournoi bi commencé ba léegi muy suñu grand Mbaye Diop moom tamit dañ koy jox kàddu gi mu nuyoog ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan. salaamaaleykum mbooloo mi maa leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di rafetlu ni ngeen def pour ñëw seet si ñu nit ñu ngi leen di dalal bu baax tamit quoi parce que lii dafa doon loo xam te ne lu rafet la te amit loo xam te ne lu raar la woon tamit ci secteur bi tamit quoi parce que lii booy xool ay temps daan na am Poste-Pran tournoi yu mel nii yooyu yaakaar naa bu amee ñu ko fi fàttaliku ay Ari lay doon wala ay Rome jamono ñuy wax ay Taatu Ndaa boobu Taatu Ndaa mooy goney tey jamono yooyu Taatu Ndaa goney tey Arlem moo fi nekkoon ko ñu roon fii si ginnaaw moo nekkoon Kaani waaw ak ay Belfort yooyu ñoo fi amoon tournoi yooyu moo doon tax tournoi yooyu daan Poste-Pran daan mel nii jamono yooyu kenn miireewul woon fii tey da ngeen a dekkalaat loolu li nga xam ne moom la fi grand yi daan def yéen ngeen ñëw defaat ko kon dañ koy rafetlu encore
waaw parce que lii fàttali na nit ñi lu bari man it damay wax tamit ci en même temps excès guñ ci mais dinaa ci kii parce que ci présentation bi rek laay wax parce que ci biir loolu dafa ne capitaine ASC Gouye Gui 96 ak joru ASC Gouye Gui 96 li ci lal dafa bëri man 96 maa ngi biir Gouye Gui 96 maa ngi ànd ak ñoom Ibou Leye ñoom Aspuy 96 presque booy xool ci li indi ko bu Gouye Gui man ci laa bokk kon boog donc présentation 96 bu ñu ko dee def su ma tëbee xëy na dafa xamul man nag li ma yóbbu biir ñëpp xamee nañ ma ñi mujj moom sa réew lañ ma xamee li tax ñu xamee ma moom sa réew ci biir Gouye Gui la juddoo moom sa réew nekk sama biir koñ liñ naan ku wàll yaan sa dëkk dafa tëggul man loolu moom yóbbu moom sa réew mais Gouye Gui dama ko guddil bëccëgal ko leer na ma li ma xam biir Gouye Gui daaf mii nga xamante ne moo géré biir Gouye Gui man depuis Arlem maa ngi topp Gouye Gui depuis Arlem bi ñuy xon Gouye Gui terrain central boobu maa ngi stade ba ni ñuy ñibbisee ñiy daanu sama kanam yëpp maa ngi stade maa ngi ànd ak ñoom di ñibbise kamba bi ñuy dem kamba tamit maa ngi foofu Gouye Gui dama daan jaral bu ñu waree football première heure jour yi maa leen di jiitu foofu du mu añ kon boog donc tey li ma yóbbu moom sa réew dama fa bokk mais fii tolloon na ay jamono benn équipe rek moo fi nekkoon muy Arlem bi muy dem terrain central boobu lañ changé def ko Gouye Gui équipe bi def ko Gouye Gui mais lii lépp Gouye Gui la woon moo nekkoon mais ci la gone tey génn moom sa réew génn ci darkase génn ci sant yàlla génn ci ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk dem mais ñooñu ñëpp ci biir Gouye Gui lañ bokkoon kon boog bu ñuy présenté wu 96 man ci ñi lijjanti kubbu Gouye Gui man ci laa bokk xam ngeen ko ànd ak Aspuy ànd ak Ibou Leye kon kooku yaakaar naa dara umpale ci biir li ñu def ba coupe bi ñëw coupe 96 bi coupe bi ñëwee nag sama waa koñ soxla ma ne ma da ngay ñibbisi loolu moo ma delloo si waat ma ñëwaat moom sa réew kon nag présentation bu amee nii faaw ma leeral ñi nga xamante ne xëy na ñi génération bi fekkee wuñu loolu yëpp xamuñu ci dara kon nag damay leeral loolu quoi loolu laa ci amoon lu ma leen dox ñu leen di dalal jàmm bu baax di leen déglu seen question encore lépp lu ngeen ci def tamit lu ngeen ci wax rek luñ ci mën a tontu ñu tontu ko ci ko ok jërë ngeen jëf. merci sunu grand ba kàddu yu rafet na te am na solo lool te lu bëri leer na ci yaakaar naa ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre donc dañuy jublu ci li nga xamante ne mooy liggéey bi benn kii bu ndaw rek ñu wax leen parcours fi nga xam ne mooy ETT parcours am ETT première match sam mu ngi am ñi nga xamante ne mooy Baxyaay dóor ko ñaari bal si dara deuxième match sam mu ngi am Canal Fourba dóor ko ñetti bal ci benn troisième match sam mu ngi am légende yi nekkoon ay anciens joueurs ya nga xamante ne mun naa leen ne deuxième génération la ñooñ tamit dóor leen ñetti bal ci ñaar donc yàlla def ñu toog bi yàlla defee ñu toog nag mu am équipe ya nga xamante ne xaj na lépp li ñu ëmboon ci biir tournoi bi ñoom matale wuñu woon lool amoon na ay rëq-rëq yu ci amoon yàlla def ñu éliminer leen donc indiwaat ETT donc ETT quart de finale mu am Africa dóor ko benn bal ci benn mu am demi-finale mu nekk revanche contre Légende ñu dóor benn bal ci benn Légende donc tey mu war a finale donc loolu bu ñu xoolee chance la xaw ma mérite la ñoo jël kàddu ginnaaw bi suñu tonton Ari dalalee gan yi ak ki nga xam ne mooy Ron ak Mbaye Diop ak Mouhamed capitaine fàttewuñu Serif mi nga xamante ne mooy délégué ETT donc dañoo bëgg a revenir un peu si historique gu ETT donc loolu ñu bàyyi suñu tonton Ari mu wax ñu si historique gu ETT ETT ban histoire la. Très bien je m'en vais très rapidement faire l'historique de ETT. ETT a été créé en 1978 presque moom ak booy yi fi nekk yëpp ñu bëri xamuñu ko te ETT comme ni ko gars yi di waxee ETT du quartier équipe de football la cycle bi ETT la enfant terrible du terrain ETT ñun ñoo ko créé suñu génération la c'était en 78 kër Anna Mendy lañ ko créé ETT nag ay quartier ñoo ko kii ci ay quartier la génne comme Léona 2 Minam 1 ak Minam 2 trois quartiers yooyu ñoo formé ETT mais ETT dafa mus a nekk vivier pour ASC Gouye Gui parce que ETT moo génnee Ari
ETT moo génnee Rhône Douga Idi Thiaw Sadibou Ousmane Kara ak tant d'autres ay joueurs yeneen joueurs ñoom Aliou Sall Omar Sy suñu entraîneur bi 96 xam nga Alphonse Paul Pape Fall Malick Fall kon donc ETT dafa mus a nekk vivier pour ASC Gouye Gui bon toujours dañuy dégg fële ñu naan ETT fi ñu nekk dafa kii c'est vrai certes dañu nekk ci frontière ETT mu ngi nekk entre Penc Minam Guney Tey Ndabli ak Gouye Gui mais ñun dañu mus a nekk vivier wu Gouye Gui ETT donc loolu la ñu amoon pour wax pour bañ a guddal comme affaire bi temps la ñu jox daaf affaire mu ci wax. c'est important mais je pense que fii ambiance bi xanaa amu fi déggoo leen ñuy wax histoire joueurs yi fi génnee yëpp joueurs yi fi génnee yëpp gars yi ngeen ne sëcc nii au moins may leen ma ko tuuti loxo waay may leen ma tuuti seen bopp waa ETT nag au moins ñu xam ne ñu ngi ci quartier ba nga xamante ne comme ni ko Tons waxee depuis 1978 waaw ñun am na ña nga xamante ne wax nañ ñu ko sax te xamuñu ko woon donc li ma ci gën a jàpp mooy enfant terrible du terrain war a dajeek kan Casa Santos Cabral Santos enfant terrible donc gars yi loolu final bu mag lay doon gars yi loolu final bu mag la les enfants terribles mais waaw moo tax ba léegi gars yi ñu ngi koy wane si li ñu terrible moo tax ba léegi ñoom ñi nga xam ne ñoo jëm final donc final boobu war a nekk final bu neex donc damay ñëwaat ci parcours ba nga xamante ne moom la ETT def ci li nga xamante ne mooy tournoi ASC Gouye Gui première édition 2020 mu ngi njëkk a dajeeg Baax Yaay door ko ñaari bal ci dara mu dajeeg deuxième match am ak Canal Fourba door ko ñetti bal ci benn mu am légende yi mooy deuxième génération yi mooy bu ñoom saay bu mii nga xam ne moo fi nekk ak ñi nga xam ne ñoom bàcc ñu dóor leen ñetti bal ci ñaar yàlla def ñu am équipe ya nga xamante ne ñoom la ñu disqualifié donc ETT nekkoon ci poule boobu yàlla def ñu repêché ko bi ñu ko repêché mu jàpp Africa labbali ko ay labbali yu metti dóor ko benn bal ci dara jàppaat ki nga xamante ne mooy légende yi ne woon légende yi yéen a ma xañ lii mooy sama qualification yéen a ma ko naroon xañ waaye tey ginaa leen won ne yeewaat naa jàpp légende labbali ko ay labb yu metti muy benn bal ci dara donc bu ñu xoolee loolu mooy parcours bi nga xamante ne moom la waa ETT def donc ñu war a dem final mais man je me dis Chérif la loolu sens la wala mérite la wala yéen a ëlbati carte parce que maa ngi dégg ngeen naan yéen a xon équipe yi ba ngeen mën a ñëwaat loolu nu mu demee noonu Chérif. bon daaf li nga wax du chance du dara mérite la rek mérite la dañoo ñëw jouer 3 matchs mu métti ñu dóor ñu c'est vrai ñu ñëw toog waxtaan bon peut-être que ñun fi ñu ko tegoon dañu joxoon ñu ñëw ni jouer nii foo dem peut-être que nag gars yi teg ko foo xamante ne yeggu fa jusqu'à présent bi ñu amee trophée ñëw grand yi xas ñu wax nañu lu nekk da ngeen ñàkk fayal da ngeen def nii ETT tournoi Gouye Gui gaa am ETT moom lu mu ko jël si li ñu expliqué histoire boobu tournoi Gouye Gui am yëpp ETT moom lu mu ko jël sama jamono ñoom papa jusqu'à présent ñëw toog booy nangu ñu d'accord mais bi ñu waatee nañ indiwaat nañ leen ñu ne bon kon foofu ñu toog ñu booy ñun ñëpp koñ bi yëpp gars yëpp génn ñu toog waxtaan réunion préparé wu loolu moo indi lii def suñu parcours bu baax ñëw ñu ne ñu carrément ñii ngeen di am ñu ñëw toog waxtaan préparé wu ñu naan nag da ngeen changé équipe changé wu ñu équipe même équipe la ñu reconduire gardien bi rek moo changé seul góol bi rek moo changé mais même équipe bi mooy dem ba léegi di gagné peut-être que dañoo gën a toogaat booy gën a yokkaat fulla ak fayal ak entraînement loolu dong la te incha allah rabbi final bi ETT lay ñëw dañu koy jël bu sowee suñu borom merci. mais Chérif ba léegi ci loolu parce que dama dégg ay yenn équipe ñu ne ñoom la ñuy jàppale favoritisme ña nga xam ne boo poste courant doo gagné boo jegee poste courant dañ lay xeex yéen ñi nga xamante ne peut-être toogoon ngeen ñëwaat lan ngeen di wax équipe yi nga xam ne ñoo ci bokkoon lan ngeen di wax sélection yi nga xam ne ñoo ci bokkoon par rapport ak gis-gis ñoom bi ñu am. day am mauvais perdant loolu foo doon ko fay fekk man wax yooyu foofu la ma fekk am nañu sax toog naan ETT dañ leen di jàppale mais ñun règlement moo ñu indiwaat parce que problème suñu poule la amee règlement moo ñu indiwaat loolu amu si football la rek dañoo toog nañ ñun suñu match yi passé arbitre am na erreur yoo xamante ne bàyyi na ko mu jàll mais dañoo xam ne lii sport la mais teewul dañoo continuer jouer gagner ak discipline loolu rek mais ñi di wax ñii ñëpp ay favorisme yooyu yëpp mauvais perdant lañ rek mais amul leneen. muy solo tournoi bi
waaw tournoi bi nga xamante ne moom la ñu organisé muy tournoi des cellules nga xamante ne découpé nañ guy gi en 16 secteurs yaakaar naa ne sax am na ña nga xamante ne ñu ngi doon ñaxtu ba léegi naan gisuñu seen bopp donc 16 équipes ya nga xamante ne ñoo participé si tournoi bi yéen waa ETT ban gis-gis ngeen ci am donc dañuy jox kaddu gi ku ci mel ni ñoom grand rôle tamit ak assistance bi nga xam ne ñu ngi fi ñu wax ñu ban gis-gis la ñu am si tournoi bi. bon maa ngi di nuyu loolu aussi loolu dama ci sawar a tontu quoi. tournoi bi li ma ci gën a rafetlu mooy doomu aadama bu fekkente ne dafa am lu tuuti lu muy defal ASM comprendre nga lu tuuti lu muy defal ASM parce que loolu sax du lu tuuti quoi waaw du lu ndaw parce que regroupement bon koñ bu la ko gérel loolu du lu ndaw quoi dina nekk benn poids bu nga xamante ni xam nga poids bu ngand lay doon bu mu wàññi si dépense su ASC bi bon tournoi bi aussi defe naa ni loolu moo tax ñu def ko pour delloo ñooñu njukkal comprendre nga yaatal affaire yi ku nekk sentir sa bopp que ni yow si ASC bi nga bokk comprendre nga bon mais malheureusement nag am na ñoo xamante ni comprendre duñu ko quoi comprendre duñ ko mais vraiment initiative bi moom bon lu rafet la quoi waaw xëy na nag moo indi ak envie bi xam nga moo indi yenn dérapage yi am si biir affaire bi mais loolu yëpp dañ koy jël si cadre rek xam nga bëgg a gagné daal xam nga ñëpp bëgg a gagné cadre boobu lañ koy teg mais vraiment lii lu rafet la quoi amoon na fi nag autant yàgg na war na def xam naa ay at si kanam ay 96 je crois amoon na fi ay cellules quoi yu mel nii mais après dafa fayoon quoi waaw mais boo xoolee at yëpp 3 ans yi si ginnaaw xaw ma 4 ans yi si ginnaaw bon gars yi ñu ngi liggéey si loolu quoi ñu ngi koy jéem a yaatal ba daaw la gën a yaatu quoi moom koñ bu nekk presque cellules yi gën a taxaw quoi moo waral lii aussi quoi comme sànq aussi ni ko mbay téyoon moo waral tournoi bi dekki xam nga tournoi bi dekki mel comme nu mu meloon autant waaw tournoi yàgg nañ ko organiser muy am ay ampleur mais après dafa amoon benn impasse bu amoon si digg bi ay at yu bëri xam nga mi ngi door a ñëwaat nii quoi ci ren nii quoi lañ ko defaat bon ñu ngi remercier aussi ñi nga xamante ni ñoo xalaat loolu quoi parce que affaire yi aussi bon xel la quoi vraiment sincèrement cellules yi laay njëkkee ba pare ñëwaat si tournoi bi xel la tournoi bi aussi ñi ko xalaat initiative bi ñu si def bon rafet na trop parce que lu bëri lay gën a suude dina dajalewaat lu bëri quoi sincèrement parce que dund nañ ko daal ñun bon loolu laa am di ñaan yàlla niñ ko commencé ñu terminé ko mu gën a rafet xam nga bon que le meilleur gagne mais yàlla na coupe bi ñëw ETT quoi maa ngi di ziar bu wér. joxal ma saay bu tamit nga xamante ne moom mu ngi fii ETT nekk tamit commission sportive ci li nga xamante ne mooy bureau bu guy gi moom ci wàllu commission sportive fa lay yëngu nga xamante ne jour bu mu yaakaar ne mën nga apporter dara équipe bi rek dina dem doxi la kon saay bu yow tamit sa gis-gis ci li nga xamante ne mooy tournoi bi lañ bëggoon a xam lan la. asalaamaaleykum mbooloo bi ñi fi teew ñëpp maa leen nuyu seen tur ak seen sant quoi di am mbégte pour jël fii kàddu quoi parce que lépp fii la dooree lépp fii la dooree terrain bii ngeen di gis nii ak boo jàddee terrain boobu ñun foofu lañ jàngee football parce que ETT fii suuf bi rek boo ko laalee da ngay mun football amul képp kuy loolu moom lu wóor la quoi ETT amul bañ na ba boo nekkee góor jeune nga dëkk ETT mënoo football da ngay xat ci koñ bi soo nekkul sportif da ngay xat ci koñ bi te loolu ñun dañoo fekk suñu grand yi di ko def ñun jàddukaay boobu lañ jàngee football Omar Bey da daan dem liggéey Sotiba ñëw toog si buntu këram si pay bi bu toogee nii petit camp fi par ngoon ba mu yàgg mu boole ñu dajale ñu nu formé école de football Omar Bey école de football boobu dem na ba bokk si meilleure école de football Sénégal yi bokkul parce que Jean Mendes bi muy tëdd def dem Europe def parcours gagné équipe yëpp bu mu ñëwee war a jouer benn équipe école de football bu tudd Manga 2 fii yëmbal waaye da ngaa ne du ma jouer yow parce que da ngaa dem gagné ji coupe du monde école de football gagné ñëpp waa ji ne ko xam naa benn école de football bu nekk fii ETT soo ko amee dina la dóor mu ne ko loolu mënul nekk match bi ay 1 heure lañ ñu ko wax ñu dajale gars yi def suñu équipe dem Jean Mendes fi lañ ko téye yëmbal doo ko 3-1 mu ne musuma yaakaar ne école de football bu mel nii am na si banlieue bi musuma gëm ne école de football bu mel nii am na si banlieue bi kon ETT fii moom ETT moom ñëpp xam nañ ne dëkk football la xëy na nag année yi passé nii affaire yi joueurs yi xawoon nañu wàññeeku fii quoi ñun suñu génération bu mu jeexee peut-être si la guy yi gëj am joueur bu dëkk ETT parce que soo xoolee guy gi 30 ans 40 ans musul génnee joueurs yoo xam ne dëkkuñu ETT musul am génération bu ñëw am na joueurs yu dëkk ETT yu mu àndal léegi nag ñu ngi sant yàlla sunu doom yi sunu jarwaat yi sunu jeune frères yi ñu ngi màgg te bëgg nañ football te ñu ngi leen di jàppale te dañ leen jàppale ci tournoi bi nu gagné tournoi bi mais dañ leen jàppale surtout si seen carrière fépp bu ñu leen mun a teg ba ETT génnee international dinañ ko def xam-xam bu ñu am ak lu ñu mun a dugg
ak connaissance bu ñu munti am di leen si jàppale ba RTT génnee international parce que fii nii waroon na heure bi waroon na génnee international yu bëri mais yàlla dogalu ko mais ñu ngi ñaan loolu nu ñàkk yëpp yàlla na ko yàlla def si booy yi sunu raq yi sunu jarbaat yi parce que loolu ferte RTT lay doon parce que tey équipe nationale warul ñëw fii di jeu RTT tegul ay car doomu RTT yóbbu gars yi warul mun nekk parce que RTT fii dañ kaa liggéey peut-être nag ñu bëri xamuñu histoire RTT affaire yooyu loolu moo waral lii mais daal dinañ leen jàppale ba li ñu luy fubal di fay yëpp mu fay ko si sunu doom yi sunu jarbaat yi quoi. jërëjëf Saïbou kon dañuy jox suñu grand Mbaye Diop tamit moom mu joxe xalaatam ci tournoi bi nga xamante ne taxawal nañ ko ban gis-gis la ci am. ça daf damay dellusiwaat rek comme ni ma ko waxee woon parce que départ bi sànq wax naa la ko nee naa leen tournoi bi da ngeen dekkalaat loo xamante ne amu fi woon li fi gëj amoon na fi bu njëkk yéen ngeen ñëw dekkalaat ko kon boog donc tey tournoi bi am na solo trop quoi parce que post courant match yàgg na fa am mais comme tournoi bu ñëwee am na ñoo xamante sax ay responsable lañ bu tournoi yi waree am dañuy dagg seen yitte sax ñëw seetaan si tournoi bi ndax ampleur bi mu am waaw kon boog donc tey lii yéen ñi nga xamante ne yéen a ko xalaatoon ba def ko di leen ci encouragé bu baax di leen remercier encore quoi waaw parce que wax dëgg yàlla def ngeen lu baax def ngeen lu rafet tamit yal na leen yàlla jàppale lépp li ngeen ciy wut tamit yal na weesu seen njort tamit quoi waaw li saay bu wax tamit ñi nga xamante ne ñoom parce que fii néew na jeune bu fi nekk te mënuloo fubal balaa nga gën a xam sax nga xool xale yu tuuti chaque jour buñ jàngiwul ñu ngi fii lu muy xat-xat nii booy fii la ñuy fubal ku la ci gën a ndaw bu téye bal nga ne kii bu amee jàppale day dem xëy na manqué moyen moo fi am ak yenn centre yi nga xamante ne jege na la ba nga mën a jël sa doom yóbbu ko foofu affaire parce que moyens yi moo tax yu ci bëri mënuloo ko ci am mais nag li saay bu wax yàlla na yàlla doole jàppale leen rek ba li nga xam ne luñ ci wut yàlla may leen ko quoi jërë ngeen jëf rafetlu nañ lépp. waaw Amit donc bu ko defee dañuy jublu ci point bi nga xamante ne moom la ñuy waajalee final bi ñuy waajalee final bi ginnaaw dinañ ci am ñetti intervenant benn bi ci njëkk bi mooy le capitaine ñoom équipe bi naka la ñuy waajalee li nga xam ne mooy final bi beneen bi mooy ki nga xamante ne mooy Serif moom nga xam ne mooy délégué équipe bi fële nga xamante ne mooy si niveau commission bi beneen bi ci topp mooy ki nga xamante ne mooy grand Ari moom nga xam ne mooy suñu tonton mooy suñu papa fii nga xamante ne mooy RTT donc dañuy jox Mouhamed Diop yow en tant que capitaine équipe naka ngeen di waajalee final bi dafa mel da nga xaw a lii waa Ahmed wala café gee ñëwagul. waaw match bi ñu ngi koy waajal bu baax fii si RTT jeunes yeeg mag ñeeg ñëpp ñu ngi waajal match bi xam naa match bi moom du doon match bu yomb dina metti si ñële mais dina yomb si ñun. waaw parce que football bi dafa nekk loo xam ne ñun dañ ko jàng mën ko du cadre social du cadre leneen cadre xel la parce que ñun suñu équipe bi boo xool ñeen ñi dañoo xaw a volume ngeen gis ni jàpp ni ay mag lañ mais ay xale lañ ñëpp ay xale lañ boo xool ñoo bokkoon même génération ba ñuy football école football ñeneen ñu indi ñoo xam ne hors quartier bi lañ jógee ñooñ tamit même kii la woon ñoo bokkoon daal même centre yi ñu doon nekk mais niveau yi ñoo bokkul woon quoi mais moment bu ñu toll nii moom même niveau la waaw parce que xale yi dañoo màgg mature mun football comme ni ko gars yi waxee sama ton Saïbou ak sama ñoom père ni ñu ko waxee RTT yi moom ku fi judd rek mun football waaw ku fi judd mun football ñu wax ni waa Cabral nag xam naa ni fi ñu ko wéer mooy cadre social mais bu dee football rek incha allahu rabi Cabral lay waaj te wàcc na nii sax Cabral wàcc na nii ba pare cadre ambiance moom bi ngay wax moom waaw jarul yaakamti loolu moom jarul yaakamti boo ko soxlaa rek xaar ko dimanche incha allah Baye Fall nag dinañ ñëw yëngal quoi waaw Baye Fall instant dañoo joobi yeeg yooyu noonu mais dimanche incha allah dinañ ñëw yëngal incha allah. merci Mouhamed mais nag Mouhamed dafa mel ni dafa xaw a ragal njaagoy si côté social de dañoo mel ni dañoo xaw a ragal njaagoy de mais nag bu leen fàtte ne grand baa ngi fi suñu grand 96 mu ngi fi ñoom Mbaye ngi fi tamit xam naa ne dina ci jàpp lu bëree bëri donc père nooy waajale en tant que yéen sage gëm naa ne yéen a koy waajal parce que ñu ngi may wax information ne samedi da ngeen di baas koñ bi yëpp kenn du dugg suba gi ndekki yi añ yi yëpp nu ngeen koy waajalee. di santaat rek di gërëmaat sama joueurs yi parce que sama doom yi parce que sincèrement
ñun lañ sagal parce que les joueurs de ETT ñu jógee ETT ils ont toujours été cités de par leur exemple si au sein de l'ASC Gouy Gui fu ñu waxee discipline ñoo si gënoon discipliné même tournoi bi ñoo si gën a discipliné d'ailleurs looloo tax ñu repêché leen ku xam Rone si discipline nga ko xamee ku xam Malick Thiaw si discipline nga ko xamee Ari ku ko xam si discipline nga ko xamee Omar Sy ku ko xam si discipline nga ko xamee ak ñeneen Sadio Bou Ousmane affaire yooyu kon donc tey bu ñu repêché certes gars yi dañuy yaakaar ni kii la mais mérite la dañ ko mérité discipline boobu dañ ko mérité dafa yàgg am ci kii bi te ñun dañoo sagal booy yi léegi nag final bi ñoom dañu am chance parce que dañu am ay joueurs yu ay anciens joueurs yu expérimentés yu nekk seen ginnaaw ñun ñoo nekk seen ginnaaw joué nañu ay final certes gagné nañ ko mais ñàkk nañ ko kon donc xam nañ nu ñu préparé final li ma leen di ñaan rek mooy c'est une finale il faut qu'il se fasse plaisir qu'il joue le plus sereinement possible xam nga xam ni final la c'est une fête finale la c'est une fête xam nga qu'il se fasse plaisir ñu jouer waa Cabral bu fekkee loolu la ñu yaakaar ñun musuñu gëm loolu yooyu ñuy wax noonu musuñu ko gëm ñun football la ñu yaakaar xam nga nous avons toujours été cités en exemple de par suñu comportement de par suñu fair play suñu kii kon donc du yooyu moo ñuy tiital dama wax waa Cabral nañu xaar dimanche buñ ñëwee dinañ leen won loo xam ne lu ñu musul gis parce que sama boy yi pare nañu voilà. merci père dégg ngeen père lu wax père nee na Cabral même bu ñu andi woon ay jinne ko di sax dinañ jouer ak ñoom te gëm nañ ne nee nañ pare nañ physiquement mentalement et moralement pare nañ donc final boobu final buy neex lay doon donc ñu jox Serif moom tamit mu lancé message tamit te ne moom lay lancé par rapport ak supporters yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk Léona yëpp Léona ETT du moins. waaw li may lancé préparation finale bi mooy na ñëpp ñëwoon nañ mais na gars yëpp gën a génn gën a ñëw xam ne ETT la Léona la Minam la te xam tamit foo la kafre fair play loolu lañ ñu xamee te incha allah rabbi loolu lañ fay yóbbu final foo la kafre booy tamit nañ ñëw ñëpp ambiance bàyyiwuñu kenn na ñëpp ñëw waaw. Omar moom moo yor wàllu mobilisation bi parce que mu ngi may wax sax ne ñoom au moins dinañ indi minimum 10 car la ñu indi donc Omar final bi dina neex final bi neex na ba pare Omar supporters yi ban message ngay lancé supporters yi surtout ban message nga am pour di leen ko lancé ak ñi nga xam ne ñoom ngay dajal. salaamaaleykum maa ngi siyaar ñëpp daaf saaga yaakamtee xeex la te adduna bi yëpp xam nañ tamaate loxotee koy jeexal barke borom Tuuba xam nga tey yéen da ngeen di jaawale carte bi nga xam ne fa la fecc juddoo ak foo xam ne fa la football juddoo ñëpp xam nañ Cabral kàcce fecckat la comme yooyu noonu seen jaaykatu keneen bi yor béjjën bi na ngeen ko téye rek ndax xam naa ne benn tànk bi daa nar a damm rek wax leen ko bu baax a baax pour ñu koy dégg seen jaaykatu keneen boobu noonu di wër di laal kan yi nañ ko teel a téye te xam ne benn tànk bi naa ko damm affaire yi nag du cadre social gis nga affaire bi entraînement la ak jom ak fulla comme booy nii duñ gëm bu dimanche bu jëree dee dañuy dee barki yonent bi bu jëree dee dañuy dee ndax ku benn gënul lu ne avant tout d'abord nag dama leen remercier ndax li ngeen def sax xamoo leen ko yéen ba ngeen ñu indee ngeen yàq lépp wóor na Mohamed dañoo toog waxtaan suñu biir na ñun duñ ñàkk final bi te waaw te duñ jëlaat defet kon xam nga ne kon ku dem ba am gëm-gëm boobu noonu yàlla yóbbu ko ba final kon nan la war a def jël coupe bi indi fii ñu waxtaanee ko waaw maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp waaw di leen wax nag nañu di leen wax nag na ñëpp waajal xam naa ni mairie moom dañoo xaw a kii dañoo xaw a rabax tam ñu dem 2 heures taxaw terrain ba duñu xaar te match bi commencé wul boobu heure waaw mairie nañ def ndànk rek bu ñu dem 2 heures nañ xaar ba 16 heures et demi ñu waaxu ndànk dem waaw di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp waaw di leen ziar yéen waa ASC Gouy Gui ndax ñun ku ñu xam ne ñun Gouy Gui moo ñu ñor waaw ñun Gouy Gui moo tax ñuy teel suñu bakkan Gouy Gui moo tax ñuy teel suñu bakkan ci télé bi Gouy Gui moo tax ñuy teel suñu bakkan stade ndax ñëpp dem nañ sax ba ñun supporter Gouy Gui ñooy yàqal Gouy Gui waaw man benn ci laa bokk ndax man soo ma nee sa bët bi xonk na sax damay xeex ak yow man buñ dugalee Gouy Gui ma xeex ak yow waaw kon ñu ngi remercier waa Gouy Gui di siyaar ñëpp di leen wax li ngeen def ne yàlla ko yàlla suñu borom continuer waaw mais nag coupe bi nag moom ñoo koy gagné moom ok li ma si yokkaat rek mooy booy li ngeen defoon ba ñu indiwaat leen nañu continuer waat noonu affaire bi du social du dara gëm-gëm la rek parce que gëm-gëm ngeen indiwaatoon parce que tey fair play moo leen may li ngeen am tey
su ngeen ko deful woon duñ leen indiwaat kon boog donc tey bu leen ñëw ba fii tamit di ko yàq muy joueur muy supporter lii man li may wax rek mooy lii bu ñu demee dañoo bokk ci fête bi rek bokk nañ ci fête bi fi ñu toll nii amatul lu ñuy perte amatul loo xam te ne lu ñuy perte la comme nag bu ñëwee nañ ko football ci fulla football ko ci jom bu ñu yàlla mayee ndam ñu jël ko bu ñu mayul ndam ñoo xam ne loolu la yàlla dogal mais affaire bu kenn jàpp ne affaire sociale la wala affaire yi encore tamit une fois may expliquer tamit ñi nga xamante ne ñooy responsable yi nga xamante ne ñooy gérer social bi ñooy gérer tournoi bi parce que dama dégg match passé seetaanuma équipe bi ñu war a dajeel mais dégg naa ñu def fa ay affaires yoo xamante ne tamit yooyu tamit il faut que ñu calmer leen tamit balaa muy jur leneen parce que tamit nit bu la fekkee nga toog mu mbéj la boo faywul dafay yaakaar ne yow doo góor xam li ma la tout sa morom góor boo ko fekkee ñëw sa biir camp jàmbur ñëw di ci sotti ay yu kenn xamul yooyu tamit dañ koy éviter organisation bi tamit parce que final la du match de poule du match de kii final la na laaj organisation bu jaar yoon kenn ku ne yem sa camp kenn bañ a sonal kenn tamit ko en même temps am na loo xam ne dégg naa def nañ ko ci booru jàkka ji te ñun ay musulman lañ am na yoo xam ne yooyu warul mën a nekk tamit foofu tamit quoi maa ngi koy dégg gars yi di ko wax yooyu am na ñoo xam ne woon nañ dañuy ñëw ba ci yéen pour waxtaan ceeg yéen tamit quoi man loolu rek laa ci amoon lu ma ciy yokku wasalaamaaleykum wa salaam. kon ñu ngi ci cappaandaw li nga xamante ne mooy suñu émission bi c'est mu seet si woon ñi nga xamante ne ñooy waa ETT war a finalu dimanche 29 ak ki nga xamante ne mooy Casa Santos kon dañuy jox ki nga xamante ne du moins Cabral Santos la war a dajal dimanche 29 kon dañuy jox ki nga xamante ne tey mun nañ ne moo fi nekkal le président de l'ASC moo fi nekkal magu ASC bi moo fi nekkal képp supporteru ASC bi moo fi nekkal joueuru ASC bi parce que nekkoon na joueur nekkoon na ancien capitaine de l'ASC nekkoon na fi tamit moo nekk na fi charge nekk na fi conseil muy suñu tonton Henri nga xamante ne mot de la fin à l'égard ñëpp ñi nga xamante ne rek ñoo fi nekk ban message lay lancé jëm ci ñoom. discipline surtout discipline encore discipline parce que moo tax ñu repêché ñu kon donc ñoom sama joueur ni ñuy def ba ñu repêché leen nañu continuer si lancé boobu parce que sincèrement man bi ma déggee dañ leen repêché par discipline sincèrement dama cooy kontaan parce que comme ni ma ko waxee sànq rek nous avons toujours été cités en exemple dañu mus a discipliné ETT dafa mus a discipliné bu ñu demee luñ fa fekk nañ jël mais de grâce nañu discipliné wu nañu yaru bi ñu def nag nii ba continué ko nii ba ñu am lii nañu continué yaroo nii di woo supporters yëpp muy comme kii ni mu ko waxee sànq muy maire yi muy paa yi muy boy yi jigéen ñi mag ndaw na ñëpp mobiliser wu ñu dem supporter ji suñu équipe mais toujours nañu discipliné wu man daal damay insister si discipline lu la yaru mayul réewande du la ko may donc nañu continuer nañu discipliné wu te la preuve gis nañ ko dañuy discipliné wu ba dem final kon donc nañu continuer si loolu man j'insiste trop sur la discipline nañuy discipliné wu nañu discipliné wu di leen remercier yéen organisateurs yi di leen ñaanal yàlla li ngeen si jublu yàlla na leen ko yàlla may di ñaan yàlla guy gi ñun ñëpp xam nañu guy gi moo nekk suñu biir xol ni ñu bëggee guy gi yàlla nañu yàlla dimbalee noonu ba liñ si séntu liñ ko yéene ñu am loolu si guy gi mun na dem ba nekk équipe première pourquoi pas parce que waroon nañu mën a dépasser fii nii ñaari tali mel yeneen équipe yi ni ñu mel ay Tëngéej FC ak affaire de mel guy gi war na mën a mel loolu kon donc war nañu mën a dépasser cap bii bu ñu continuer nii rek dinañ discipliné wu yéen organisateurs yi itam am ngeen sas parce que ñële waa Cabral sincèrement war nañu wax ak ñoom parce que comme sànq nuñ ko fi junjee am na yenn yoo xam ne xam nga doyen Mbaye wax na ko duñ la fekk nga toog xam nga ñu def la yenn yi nga mun a toog kii de grâce nañu insister ci discipline daal mooy lépp maa leen di ñaanal yàlla na tournoi bi yegg à terme xam nga que nag suñu équipe ETT gagné parce que ñoo mus a gagné tournoi bi ETT tournoi mu ñu fa mus a teg ñoo ko mus a jël kon donc yàlla na ETT gagné tournoi bi merci encore. merci doyen dégg ngeen li nga xamante ne moom la tëjee nee na yàlla na ETT gagné li nga xamante ne tournoi bi te ETT yàgg na koy gagné kon dégg ngeen kon lépp dina leer bu fekkee dimanche lay doon ñu diggante ñi nga xamante ne mooy Cabral Santos ak ETT donc ñuy fàttali leen ñu ngi woon fii ci ETT nga xamante ne ñu ngi ko créé en 1978 donc ñeent fukki at ak ñaar ci tey
la ñu war a am benn final ba nga xam final historique lay doon donc ñu ngi lancé tamit appel ci ñi nga xamante ne ñu ngi waa ETT ne jour final ba si suba day am randonnée pédestre nga xamante ne ASC bi moo ko taxawal ko ak benn scène bi nga xam ne mu ngi tudd Thiaroye TV nga xamante ne moom mooy liggéey ak ASC Gouy Gui nga xamante ne day nekk journée ba nga xamante ne journée sans plastique lay doon donc 9h na ñëpp daje ci terrain Gouy Gui nga xamante ne dañuy for lépp la nga xam ne déchet plastique la dañ koy for gën a naatal suñu environnement donc ñu ngi gërëm ñi nga xamante ne ñoom lañu àndaloon ci émission bi ku ci mel ni waa Sampro ak ñi nga xamante ne ñooy techniciens yi nekk seen YouTube bu ASC Gouy Gui kon waaw Salam Pro ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo ñu dalaloon muy waa ETT nga xamante ne bu ñu xoolee yar bu ñu xoolee teggin bu ñu xoolee discipline yëpp wane nañ ko yàgg nañ koy wane ci tournoi bi kon gars yi ñu ngi joxe dig daje dimanche 29 à 16h terrain poste camp jërë ngeen jëf gars